bëkkëreeg dara maam aram loo kumba caam faawaat du faar ma joom ñi meesaba asalaamaaleykum yéen mbokki téléspectateurs yi ñuy topp ñu ngi am contentement leen dalal ci seen plateau seen nit ak jëfam mu mel ne xam sa bopp dafa am solo lool waaye xam sa cosaan tamit dina tax nit ki gën a xam fi muy teg tànkam émission bi nag yéen a ko moom waaye dafa jaral tamit tuuti leeral ndax nit ak jëfam pour xool li am solo ci dunduk doomu aadama yi nga xamante ni tey jii ne mën nañu nekk ay référence gannaaw ba nga xamante ni lu bari dafa tuuru ci suñu valeur waaye nag du nekk émission wu tontu bataaxal du nekk tamit émission wax sa xalaat ci nu mu ko neexee du noonu du ñu jéem a tënku rek ci kaw li nga xamante ni lu wér la lu wóor la lu gëstu ak xel ak nopp mën a dangu mu mel ne man mi koy def tamit dafa am ci lu ma tënku ndax sama métier di métier archiviste daf ma wonale lu bëree bëri waaye lépp loo xamante ni dafay yàq diggante lépp lu yee fitna lépp lu tax nit ñi di jax-jax wala seen ngëm wala seen leen di wàññeeku yoon daf ma mayul ma di ci dugg bon nag waxtaane histoire du jalgati du wax lu la neex du tamit téesante waaye nag wax démb teg ko ci lu wér ci lu leer ci lu ànd ak worma loolu moom mooy charte émission bi ba nga xamante ni bu fekkente ni d'accord nañ ci loolu li nga xamante ni am naa ko ci expérience ndax ñaar fukki at ak juróomi ngi may def émission yàlla suturaal na ma ba kenn mësuma weddi wala kenn mësuma tiiñal ndax xam naa fi may teg sama tànk ci lu bëree bëri loolu nag yaakaar naa ni bu fekkente ni d'accord nañ ci danañu mën a waxtaane nit ak jëfam jërëjëf tey nag ma dalal émission bu bees waaye jégleel ko ki nga xamante ni tey jii fu tarixa bi cheikh yegg ci Sénégal yàlla ak moom la bu bëree bëri muy kan Seydi Hadj Malick Sy du ma waxtaanee ak Seydi Hadj Malick Sy ci ni mu duggee Waalo ni mu duggee Ndar ndax loolu yaakaar naa ni ku mel ni El Hadj Rawane Mbaye professeur ku mel ni El Hadj Seydou Wele yàlla yokk leeram wax nañ ci lu bëree bëri waaye nag mun naa dale ci Seydi Hadj Malick ni mu dikkee Tiwaawan ndax ñaar benn ndax dafa jonjoo ak samay waajur ñaareel bi dama gëstu ci Tiwaawan ba nag yaakaar naa ni war naa mën a wax dara ci ni Seydi Hadj Malick dikkee Tiwaawan ni mu fa installé wax ji nag bëri na te ñu bëri teguñ ko wala seen source mun naa du ma ni wérul waaye bëri na ay source waaye ci li nga xamante ne ñun moom la ñu safoo muy archive ñu ngi wax ni ñëw na Tiwaawan ci vers 1900 lu ñu mën a nangu ndax bu ñu gisee ni Cheikh al Xawmi El Hadj Mansour Sy mi ngi gane àddina ci 1900 ci lu ñu jëlee ci archive bon nag Maodo war nañ mën a ñëw Tiwaawan lu jiitu 1900 am na tamit beneen information bu Mor Masamba Jéeri Jang bi nga xamante ni moo ko dénkoon soxna Yaasin Jang yàgg na ko wax bi mu nekk njar ni na ko jógeel ci dëkk yu sore yi jege si ci taax yi ndax tubaab yi xam bu baax li nga xamante ni mooy sa liggéey ndax tànk ñu ngi lay umpale rek lu ñuy yàgg am njort ci yow te kooku mi ngi nelaw 1900 bon nag mën nañu d'accord ni avant 1900 Maodo jege si na Tiwaawan waaye ban date la exactement mënuñu ko wax waaye daal yër nañu ci archive yi
gis naa document boo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci préfecture wala kër commandant muy document bii nga xamante ni lu muy wane mooy courrier arrivé départ bi nga xamante ni ku ñëw di bind bataaxal wala nga soxla dara ci ngay jaare ñu bind ko loolu lu mu indi dañu daal ñaari lettre ngi bii le 10 octobre 1901 bii le 16 octobre 1901 turu Seydi Hadj Malick feeñ na ci nu mu feeñee li koy feeñal mooy Maodo ñëw na di wut certificat de bonne vie et mœurs déposé loolu ca kër administrateur de cercle ba ñu ngi ko def le 10 octobre kooku jël lettre bi demande bi yóbbu ko ci commissaire de police bi ni ko defal ma enquête ci jëmm ji ba xam mooy kan ndax sell na ci jikko ndax sell na ci jëfin le 16 octobre 1901 tubaab bi jël ab lettre bi nga xamante ne moo nekkoon certificat de bonne vie et mœurs bi moom commandant de cercle bi yónnee ko ki nekkoon le directeur des affaires politiques à Saint-Louis lettre baa ngi nii mi ngi naan ko ci maa ngi lay yónnee yow directeur des affaires politiques benn certificat de vie et de bonne mœurs bu ku ñu wax Alaaji Malick doon na ko sàkku ci ñun jëmm ji nag xamuñ ko ci Tiwaawan waaye yaakaar naa ni mi nga foofu ci Ndar foofu la dëkk ba nang fexeel ba jotaleel ko parce que moo ko moom ñu yaakaar ni bokk ci suñu gis-gis ni bu fekkoon ni tubaab bi xamante ni boobu Seydi Hadj Malick mi ngi biir Tiwaawan dëkk na fa ak njabootam bon loolu du ko yónnee Ndar pour ñu jox ko ko bon nag mel na ni Maodo nee na nekk naa ak Tiwaawan ak tubaab bi ab diir te tubaab bi mosu ko xam loolu nag li koy firndeel mooy li Michel Thiriot ak Michel Robinson ak Jean-Louis Thiriot bind ci seen livre bi tudd le temps des marabouts dañoo bind ni El Hadj Malick Sy agissait avec discrétion, ce qui explique d'ailleurs le manque d'informations sur sa vie. Les Français n'ont commencé à parler de lui qu'à partir du début du XXe siècle. Bon nag Maodo ku nëbbatu la woon la Maodo ku feggu la woon Maodo ku sàmm la woon ndax jëflanteem ak boroomam jëflanteem ak ay diggaaleem jarul woon mu ci def publicité mu mel ni bi loolu amee nag ba nga xamante ni teewoon dalal na ko ginnaaw bañ ne mag ñi ñoo sàkk woon pour mu ñëw firi leen alxuraan léppam normal léppam rafet ñooñu ni daal amuñu ku ñu jàppale amuñu ku ñu jiital yow la ñu bëgg nga toog ak ñoom Maodo nangul leen ko sàkku loolu ñooñu sàkku ko mu nangul leen ko mu toog ak ñu Tiwaawan nee nañu jamono boobu ñi ci gënoon xàmmee muy góor gi Jibril Guèye lébu la dëkk Wakaam wala Ngor Jibril Guèye boobu moo jur ku ñu wax Souleymane Guèye moo jur Duudu Guèye Fat Kebe bi mosoon nekk ñeenteelu meeru Tiwaawan ak kan góor gu ñuy wax Jibril Top kooku tamit di lébu nekkan Tiwaawan di def commerce ak ñan ñoom ma jama Jóob ñoomin Jokkel Caw ñoomin Masaw Binta Jóol ñooñu mun naa wax ni ak ku ñu wax Jokkun na Njaay ñooñu njëkk a nekk les premiers compagnons de Maodo ñu nangul ko gis ni kii kat toog ak moom njëriñ la ndax dina leen gindi ci seen diine waaye dina leen taxaw ci seet lépp loo xamante ni dafa jëm ci lu ngor ak diine nangu ba nag loolu bu mu amee ñooñu wéttali ko mu wéttali leen ca lañ ko nag joxe dëkkukaay lañ ko joxe nag fu mu mën a tuur ñaxam waaye ci biir loolu benn mag nettali na ma ni événement bi njëkk wala activité bi Maodo njëkk a def mooy gàmmu googu nee nañu bu ñu waxee 1902 mën na nekk ndax boobu jumaa ji pareegul mag mi nee na ma
Alaaji Babacar Ndiaye ci waxtaan bu ma def ak moom ci cassette bii mooy le 10 décembre 2000 Alaaji Babacar Ndiaye moo nekkoon ñaareelu imam ratib bu Tiwaawan ginnaaw ba nga xamante ni baayam góor gi Atumaan Ndiaye moom la Maodo jëloon def ko imam de 1904 ba 1946 sëñ Babacar Ndiaye Alaaji Babacar Ndiaye yàlla yokk leeram moom te mu nekk imaamu raati bu Tiwaawan 1946 ba bi muy gaañu ci le 26 novembre 2005 kooku moo ni ma nettali mu ni jële na ci Malick Aïssa Fall Abdou booleeku jur mu tudd ko Alaaji Malick nee na gàmmu gi Maodo njëkk a def ci Tiwaawan mi ngi ko defee kër góor gi Jibril Gueye ci ab néegum ñax waxuma njarde de waxuma ndar waaye Tiwaawan laa wax nee nañ bu lim ba ëppee paasewul juróom-ñaari nit Maodo daal di jël téere bi séddal leen ko nee na bi ñuy gàmmoo ba ci njël gi jot bu ñu julli suba mu ni gaañi lal leen dëpp leen der yi te ngeen te ñu cëroo li fi ñëw nee na ci guddi gi wala ci njël gi am na lu leen fa fekk ci tuuti ceeb ci suukar ci dugub ak ci benn ganaar nee na Alaaji Malick daan ne gaañi mu naa ma ne mbir mi woyof na de waaye dina diisi ba kenn du ko attan nee na mu ni Malick Aïssa mu ne am ni ko jëlal ganaar gi dem jox ko soxna Safiyatu nekk mu defal na ko ñu barkeelu ci lii góor gi Babacar Ndiaye moom ma ko nettali ci waxtaan bu ma amoon ak moom ci bandi bii ci mu ko def maag moom mu ko defoon ci 2000 le 10 décembre 2000 mu ne loolu Malick Aïssa Fall moo ko nettali te Malick Aïssa Fall jarbaat la wala doom la ci Alaaji Malick parce que Abdou Boli moo ko bon nag foofu la Maodo commencé di gàmmu ci biir Tiwaawan waaye ni mu ko waxee woon mbir mi rëy na ba finalement kenn du ko àttan waaye gàmmu ci waxum turu gàmmu wala expression bi mi ngi dugg ci archive yi le 23 novembre 1910 commandant de cercle bi fa nekkoon di Marcel de Coppée moo bind ci rapport politique 1910 daane guddi 23 bii Alaaji Malick de dajale la mbooloo mu takku ci jumaa ja waxtaan bëri na lool waaye nag li ma ci gën a jàpp mooy jàng na fa bataaxal boo xamante ni Cheikh Sadibou moom Cheikh Mouhamed Fadel bind na ko ci di ko ndokkeel ci guddi googu ba mu jàng fa lettre ba loolu mooy premier expression wu gàmmu bu ñu dugal ci archive yi mu génn Tiwaawan muy 1910 boobu bon nag gis ngeen ni Seydi Hadji Malick ci loolu nekk ci wàllu gàmm di ko gàmm jële naa ci góor gi Maxtar Diop yal na yàlla yokk yërmandeem mu ni nagu gàmm gi ñu njëkk gi Alaaji Malick njëkk a lottal ku ñu wax Sele Xulle dëkk ci dëkk bu ñu wax Ndifib moo ko indil waxuma nag date bi waaye nee na njëkk nagu gàmm gi Maodo njëkk a lottal ci gàmm ci kooku ku ñu wax Sele Xulle Alaaji Sele Xulle moo ko indil Maodo nekk na foofu di gàmm di ko sellal di ko teg ci ni mu ko war a teg ba bi yàlla defee wuy ji borom ci 1922 le 27 juin gàmm googu nag mi ngi am le 13 novembre 1922 bon nag Maodo fekk na mu wàcc liggéey gàmm googu di 13 novembre 1922 sëñ Babacar Sy moo ko gàmm bon nag bu nañoo wax ni bu fekkee 1902 la commencé gàmm ba 1922 19 gàmm wala fukki gàmm ak juróom-ñeent moom la Maodo def ci biir Tiwaawan loolu yaakaar naa ni mooy histoire u gàmm ci biir Tiwaawan waaye Maodo yemul ci loolu Seydi Hadji Malick ndax bi nga xamante ni gàmm taxaw na ba waa dëkk bi nangul ko ci 1902 boobu ma wax léegi nag Maodo ñett moo nekkoon ay mbiram jaamu yàlla xamle yàlla dund ci lu lew maanaam tuur ña xam léegi nag
liñ naan jumaa war a taxaw. jumaa jooju toujours ci référence boobu nga xamante ni Alaaji Babacar Ndiaye wax na ma ko nee na dafa amoon tuuti différence diggante ndar-ndar yi ak lébu yi ndax kenn ku ne dafa amoon sa place. nee na lébu yi bi nga xamante ni war nañu tabax gàmmu war nañu tabax astafirullah war nañu tabax jumaa ñu proposé foofu ci quartier Ndut fii jàkkay Ndut nekk nee na amoon na xël gu fa nekkoon ñu ko xël deegay deegay mooy bàyyu deegay waaw deegay jaañ boobu lébu la woon waaye daan def commerce bu daan dikk ca xël googu laan wàcc ay bagaasam ñu tuddee ko xël deegay nee na waa lébu yi proposé foofu ndar yi aussi proposé fii nga xam tey foofu la jumaa ji nekk foofu nag góor gu ñuy wax Malick Seck góor gi Malick Seck moo jur kenn bëggul Seck ak Ibrahima Seck ñooñu ba léegi seen njaboot ñu ngi Tiwaawan ci Fooñi Ibrahima Seck moo jur Ousmane Seck moo jur Pape Malick Seck moo jur Serigne Seck moo jur Khalifa Seck ak Pape Sarr Seck ak seeni jigéen ñooñu seen maam di Malick Seck daan fa jàngal alxuraan moo jël place booba boole ko téeméeri dërëmu ngurdu boole ko ca la nga xam te mooy jumaa ja ndaxte bi nga xamante ne ñaari place yi taxaw na Maodo dañ léegi nañ ko tegoo bant ndax ñaari place yëpp baax na waaye nañ ko tegoo bant bi ñu ko tegee bant waa Ndar place ba daal di gañe moo nekk jumaa ji nga xamante ne mooy Tiwaawan mag ñi daan daal ci taxaw kenn ku ne la ko yàlla mbool regale mu indi ca nee nañu góor gi Alpha Mbay jaay na aw fasam ci ñaari téeméer dugal ko ca yàlla kii di woon jokku na Njaay moo nekkoon chef de escale dëkk bi indi participation Madiama Diop indi participation dégg nga Jokkel Thiaw indi participation ñoom Jibril Gueye indi seen participation Jibril Toog indi seen participation ñu defar jumaa ñu defar jumaa yi fekk na wut na autorisation parce que Seydi Hadj Malick dafa tegu woon léppam ci ko teg ci kaw yoon bi nga xamante ni loolu taxaw na mu ni gaañi bala ñoo def dara nañu am autorisation moo tax ñu def autorisation gis nga autorisation bi ngi naan article 1er il est affecté à la construction d'une mosquée par la population musulmane de Tivaouane une parcelle de terrain figurant au plan précité si dans la localité est mesurant 40 sur 30 mètres donc parcelle ba 1200 mètres carrés la woon muy 40 sur 30 mètres. Article 2, le présent arrêté sera enregistré au bureau des domaines du 2e arrondissement et inséré au journal et au bulletin officiel de la colonie. Saint-Louis, le 17 février 1903, signé Camille Guy, le lieutenant-gouverneur. Bon nag Maodo dafa tënku bi nga xamante ni gars yi wut nañu autorisation bi ba ñu am ko mu nekk autorisation bi ñu am ko le 17 février 1903 ki nga xamante ni moo nekk turam ca nooma parce que duñuy vu la demande formulée par les nommés Diokounda Ndiaye et consorts à l'effet d'obtenir la concession d'une parcelle de terrain à Tivaouane pour l'édification d'une mosquée gis ngeen Seydi Hadj Malick léppam da koo teg ci kaw lu dul yey fitna lépp da koo teg ci loo xamante ni yoon da koo nangu diine da koo nangu ngor da koo nangu bi loolu amee ba ñu defar jumaa ji ñoo am autorisation bi mu pare 1903 ñu tabax ko mu pare 1904 góor gi Babacar Ndiaye nee na nettali na ma ni muuli argile la ak ban nee na boo demee ca Gànnaar ca Tivaouane fi jàkkaarloo ak kër góor gi Seybatou Fall feggoo ak kër Moustapha Niang ancien maire ba foofu lañu daan tibbee argile bi ak ban bi nee na muul ba kees ko doon bu ñu ko doon muulee moom góor gi Babacar Ndiaye nee na ma yaayam daan na ci toog di ci saaf gerte bon nan nee na lépp ban la ñu tabax jumaa ji moo doo ko rëdd mu nekk jumaa joo xam si dimension yi 16 mètres
de longueur la 11 mètres de large loolu nag jaroon na maanaa ci jamono boo xamante ni Tivaouane population bi en 1904 mi ngi woon ci 4250 habitants te ñëpp duñu woon ay julit ñëpp daaw ñu fréquenté jumaa ji waaye nag doyoo ba tollooloo ak li nga xamante ni moo nekkoon dundu dëkk ba ak ci doole dëkk ba ak ni dëkk bi day woon nee nañu bi jumaa ji paree saaru yaasin la fa njëkk a jullee jumaa julli ko nag ñu war a nag organiser jumaa ji mu ni léegi dinaa war a wut imam ratib daa di wut góor ñuy wax Babou Mbend Guèye góor gi Babacar Ndiaye moo ma ko nettali Babou Mbend Guèye moo jur ku ñu wax Abdou Ndiaye Guèye ñi dëkk Tivaouane xam na ni góor la bu daan jaay yàpp góoru géwél la seen bàyyi nag Babou Mbend Guèye moo ñëw ci Seydi Hadji Malick ni ko am nga fii de sa mbokkum lébu boo xamante ni xamante woon ngeen ca Ndar ndax boo daan jàngale ba pare moo daan toppaat téere bi di ko wax sëñ Atumaan Njaay kooku nag yaakaar naa ne sax yaa ko jox wérd moom ak magam ñu ko wax njoxoor diir foofu cangaay ca kër gu góor gi Muraat Ndaw mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko mi ngi fii nag ci Daxaar doj mu ne kooku de àllu moom nangu naa ko wol ma ko mu ñëw ñu woo góor gi Atu mu daal di ñëw jóge Daxaar doj di jiite ay rek xam nga mbiri wolof ñu lay jiital ba pare di def ci biir ay gàllankoor nee na ndekk see nit ñi am na ñoo xamante ne dañoo contre loolu ñoo ni ko daal sëñ Hadji Malick bu ñu sañoon daal nga bàyyi nag ñun ñu wutal suñu bopp imam mu leen ba tey nee na gaa yi dem jël ab naar bu ñu wax daa naar bi daal di ñëw jiite benn ajuma ba ajuma di yàlla def mu faatu nee na ñu dem jëlaat beneen waay ni ko yaay ilimaan ba ajuma jotee waaja di liir xutba bi am problème ñu xam ni kii du waaja nee na ñu dellu si waat ci Alaaji Malik ni ko ñun daal seetal ñu rek mu ne man de sama lébu bi laa fi am ñu ne ba nag koo jël jëndal la loolu moo tax góor gi Atumaan Njaay nekk na imam raate bu dëkk ba Tivaouane ci jumaay Alaaji Malik jooju 1904 ba 1946 yu muy ji borom moo doon ni ko nag maay fal imam ratib waaye naayim nag ku mu neex jëlal mu seet ñi nga xamante ñëpp ñii duñoo sosu ci Maodo wala du seen àlluwa baax na mu jël leen waaye ci biir loolu Maodo ci wàllu yaatalam jël na ñaar ñoo xamante ni ñu ko góor ñu wax góor gi Mor Mbacke ak góor gi muy sugu te ñooñu ay bokkuñu woon ci tarixa bi waaye jël leen comme nangu na ab seenum njàng ak seen àlluwa jël leen def leen ay naayam ñu fay jiite kon nag gis nga ni tolérance ci wàllu nangu nit te xoolu ci moom lu dul yàlla kooku Maodo wane na ko te dañ ci delluwaat bu baax a baax mu mel ne noonu la jumaa ji taxawee bi nga xam si dem na ba 1946 sëñ Aatu nelaw sëñ Babacar Ndiaye moom moo nettali toujours ni ma ci la ko sëñ Babacar wooye daani waaw ne dafa yónnee daani xanaa sëñ Aatu bàyyiwu fii doom joo xamante ni alwaam rafet na ñu ne ko waaw Babacar a ngi fi de mun leen wool leen ma ko mu ñëw mu ne ko fa sama bàyyi tegoon sama tànkam foofu laa ci sama tànk man nga doon sabab bi noonu mu ne ko jiital naa la seetal nag ku la doy nga def ko naayim moo tax jumay Tiwaawoon de 1904 ba ci 2005 bi góor gi nelawee ba Babacar Ndiaye ñetti imam ratib la am baayam Atumaan Ndiaye Babacar Ndiaye ak tey ji kii fa ne di El Hadji Tidiane Tall góor gi nee na bu mu demee ba magee ci laa ni ko nag seet leen woo Maodo woo suñ mbay ni leen daal seet leen kenn ko xamante ni war na ma mën a wutu parce que léegi mage naa moo tax El Hadji Tidiane Tall nekk fi imam kon nag ñetti imam ratib ndax juma mun na am ay naayim waaye imam ratib moom yaakaar naa ni benn lay doon ba nag loolu dafa jar a xam ci li nga xamante ne mooy taarixu jumaa ji
taarixu gàmmu gi. mu mel ne tamit Maodo yemul ci loolu moo ngi tamit ci jàngaleem ndax xam nga Seydi Hadj Malick dafay wut autorisation ndax këyit googu ma wax ni sànq moo la doon wut ci tubaab bi ndax boobu jamono tubaab bi dañuy ku bugg école ubbi daara da ngay wut autorisation ba ma xam ni yow mii da ngay jàngale te boolewoo ci leneen lu am jàngale. loolu moo tax ñu bind kii di gouverneur général mu joxe autorisation boo xamante ne wala jël benn arrêté mi ngi ko jël le 3 août 1904 muy arrêté bi boo bu ngeen ko boo ko jàng dina gis ni 78 marabout juróom-ñaar fukki sëriñ ak juróom-ñett Maodo moo nekk 56e position ñoom la ñu autorisé woon ci 1904 ñu am ubbi daara ndax boobu tubaab bi dañuy damay réglementé njàng mi ndaxte dafa bëri suuf te lépp xëy na dooleem moo bëreetul woon ci wàllu école xëy na bëgg na réglementer école française pour wàññi dooley école arabe wala enseignement coranique bi xëy na ci loolu la def woon parce que essayé ko ca Ndar ci ay jamono yu bëree bëri doxul léegi mu indi loolu waaye comme Seydi Hadji Malick dafay bugg tënku ci ndigal tënku ci yoon tënku ci règlement parce que ak nu mu munti mel ñooñu jamono boobu ñoo yore réew mi te kenn mënul def dara te doo sàkku li nga xamante ni moom mooy seen dayo ci li nga xamante ni moo la ñu bëgg mu sàkku ko ñu may ko autorisation mu xamante ni bon nag léegi mën na jàngale ci anam yu leer mën na fësal li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam mooy xamle yàlla mu loolu moo ko may mu ubbi zawiye bi zawiye boobu mu ko tabax ci 1900 te am autorisation bi 1903 mu pare 1904 1904 boobu tamit leneen da ci am wax na ne Maodo yi ko yitteeloon mooy jaamu yàlla xamle yàlla am na donc juma am na zawiye léegi nag fu mu tuure ñaqam mooy Jaksaaw xam nga bu ngeen xoolee Jaksaaw ci carte bi mu nekk dafa nekkoon ci ab forêt classée maanaam foo xamante ni ak dédd la kenn musu fa bay ndax charte Maodo moo nekkoon lu may am naa nekk loo xamante ni lu ma lew la kenn faqatewul dara ci doole jàpp ci doole loo xamante ni borom nit da ko moomoon jagleel ma ko moo tax mu jóge Tiwaawan dem ba Jaksaaw yaakaar na la mu war a def na ko ñam war a gis na leen la mu war a dox seen diggante ak ñoom jox nañ ko def na ko ba yàlla jox ko place boobu mu nekk place su tuur ñaq waaye place su gën a jege boromam loolu yaakaar naa ni am na émission yu bëri ak waxtaan yu bëri loolu feeñ na ja waaye daal mun nañu wax ni bi 1904 di taxaw ñeent yi yàlla jagleel na ko Maodo Seydi Hadji Malick yàlla jagleel na ko jumaa ji yàlla jagleel na ko zawiya ci Tiwaawan fu muy jàngale yàlla di jàngale xale yi yàlla jagleel na ko fu mu suure ñaxam yàlla tamit jagleel na ko doomam ji nga xam te mooy Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh lii 1904 dafa nekk date repère ci dunduk Maodo loolu lu jar a xam la jàngale moomu nag bi muy am fekk xam nga école française mi ngi dugg ci Kayoor ci 1895 yi ci loi bi daan ni dama bëgg a dugal nag njàngale ci biir Kayoor waaye jëwle ko Tiwaawan de dama ko yóbbu Sàq ndax Sàq foofu la Demba War Sall dëkkoon te Demba War moo nekkoon président de la confédération dégg nga des chefs du Kayoor mu ne bu ma ko yóbboo Sàq xëy na moom ak influence am dina tax doomu Kayoor yëpp jàng si mu jël benn jàngalekat bu ñuy wax xaali booy mu jógee Ndar ñu affecté ko Sàq ñu tabax fa classe bi waa ji nekk na fa 1995 ba 1997 ñaari at xale yi yokk bi lim bi yokkuwul
waaye la ñu xamoon dafa gën a delloo gannaaw ci la tubaab bi la nga daal di jëlee dogal daal di daal sàq amul gannaaw li ma foogoon daal ni Demba War dina mën a polariser kayoor yi ak seeni doom ñoo jàng si loolu gisuma ko léegi la ñu jël école bi indi ko Tivaouane moo tax école bi ñu indi ko Tivaouane ci 1897 wane gis ngeen ni école française dugg na Tivaouane ci 1897 wane Tivaouane yàgg nañoo jàng yàgg nañoo jàngale ci biir loolu ci la ñu gis ni bi ñu indee école bi ñu daw ay at ba ci 1904 jàpp 1905 ñu def ay investigation gis nañu ni xale yi yokkuñu googu yokk bi nga xamante ni soxla woon nañ ko ci biir école bi ndaxte nee nañu bi ñu defee statistiques yi gis nañu ni diggante 1904 jàpp 1910 1978 xale ñu ngi fréquenté lu tolloog 218 daara ci biir Kayoor gépp 1978 xale ñu ngi fréquenté 218 daara yoo xamante ni ay sëriñ ñoo fa rek di jàngale waaye ci 218 daara yooyu wala sëriñ soosu gis nañu 130 yi ñoom ñëpp ñu ngi jokkoo woon ci yoonu Seydi Hadj Malick am na solo foofu ci nga xamante ni mooy escale Tivaouane rek dëkk ba nee nañu wàññi woon nañ fa 189 xale yoo xamante ni ñu ngi fréquenté daara yi mais ci 189 yi 150 yëpp ñu ngi woon ci daara Seydi Hadj Malick ñeneen ñi ñu ngi nekkoon ci yeneen daara yi jamono boobu nag am na fa mag ñu fa daan jàngale ñoo xamante ni jamono nañu ak Maodo ci biir dëkk ba ku ñu naan wax sëriñ Ablaye Thiam sëriñ Ibrahima Sarr sëriñ Babacar Dia sëriñ Bekay Taban Cheikh Alsane Sène sëriñ Matar Dia sëriñ Atoumane Ndiaye ñii ay boromi daara la ñu woon ay nitu diine la ñu woon ñoo xamante ni amoon nañu ay xale di leen jàngal waaye la ëppoon ca contingent ba ñu ngi woon ci daara yi Maodo nekkoon lu tolloog 150 moo tax Marcel Decopé def ab rapport am daan ni l'enseignement religieux donné par El Hadj Malick Sy est très renommé. Dans son école on compte 3 étudiants étrangers qui lui sont envoyés, l'un de Medina Haye, l'autre de la Gambie et le dernier de Thiassalé en Côte d'Ivoire. moo tax ki di woon Destin di woon directeur de la MEDERSA parce que xam nga MEDERSA école mooy tey jii école franco-sénégalaise école franco-arabe xam nga tubaab bi en 1903 dafa créé bi nga xamante ni école des fils de chef dafa commencé jeex wala la mu ci bëggoon aussi am mënul jël considération pour contingent bi yëpp mënu leen jël mu ni léegi xaaral ma jéem a dugg ci doomi sëriñ si du ma yàq seen diine waaye dina leen former aussi ñu am tuuti xam-xamu tubaab ci la créé MEDERSA à Saint-Louis ci 1903 MEDERSA boobu doomi sëriñ si da daan jël yi nga xamante ni wàcc dina alxuraan wala jàngal ñu indi leen ku mel ne El Hadj Amadou Assane Ndoye jàng na MEDERSA wu Ndar diggante 1909 ba ci 1913 jàpp 1914 ñooñu bu ñu leen daan formé bu ko defee danañu am dañoo xam français ëllëg daal leen mën a utiliser ñu nekk ay interprètes ci tribunaux yi parce que daal nañu soxla lu bel noonu donc MEDERSA boobu ki nga xamante moo nekkoon Destin nekkoon directeur MEDERSA dafa ñëw ci 1908 visiter école Seydi Hadj Malick di xool façon njàngaleem di xool pédagogie am di xool di wax daan daal li ma mën a conclure te mu yenu maanaam mooy ci sëñ si ma gis fii yépp ci biir Kajoor Seydi Hadj Malick moo ci gën a mën a jàngale forme pédagogique am forme jàngaleem forme ni muy téye xale yi gisuma ko fenn bu fekkente ni dara ba dara bu lépp jeexee moo fi sut moom
moom la Destin wax te Paul Marty reprendre ko ci livre am boobu tuddee ko l'islam noir au Sénégal. gis ngeen ni loolu lu am solo la Maodo ubbi na daaraam xale yaa ngi fay ñëw waaye nag jël na motukaay yoo xamante ni ku mu gis nga def lu dul loola mu génn la ndax moom nee na mu ngi ci biir Kayoor te nag jamono ceddo gi jeexagul ba nga xamante ni bu gisee ni kii li muy yëngu wala li muy def bokkul ak lu ngor ak diine nangu bokk teguwul ci charia tënkuwul ci diine mun la demal te bu la jàngalee ba nga xamante ni wér na ni sa alaw sori na mu ñaanal la lan jox la ijaasa dal lan demal sa dëkk li nga xamante ni xam nga ko nga tuur ko foofu ndax lëm gi gën fi toxu leer ga gën a dugg diine ya gën a wasaaroo ndax loolu lu ko def mooy bugguloon benn yoon du dunde ñàkku nit parce que boo waxee mu ne la gisul fenn ci alxuraan fu ñu bindee ni as gor dafa war a dunde ñàkku as gor dunde ñàkku gor moo doon nee na gisu ko fenn fu ñu ko bindee ci alxuraan loolu moo tax daaw ko def yi bëri di leen joxe daaw ci dugg ndax rek yëpp loolu lépp pour sàmm ak ngorom sàmm ak boppam ay sàmm ak li nga xamante ne mooy la diine ak l'islam nangu Seydi Hadji Malick noonu la dundee ci wàllu njàngale ñëpp xam ko ca ñëpp yaakaar ko ku xamul woon ñëw mu xamal la ku desee woon xam mu ñëw mu leeral la moo tax Tivaouane nekkoon lu ñu tuddee le sanctuaire de la Tijania la pépinière aux germes et fleurs yi tout le produit de la Tijania donc noonu la dunde ci njàng ci njàngale Seydi Hadji Malick nag ay mbiram yemul ca loola ndax relation yi nga xamante ne am na ko ak waa réew mi amoon na ko aussi ak waa bitim réew li ko waral mooy Maroc ga mu nekk Maroc ay yoon nit ñi jéem nañu dugganteeg moom ci ay relation yoo xamante ni relation li ñu tuddee relation épistolaire la ndax am na lettre boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo nekkoon Maroc duñ ko envoyé di ko wax ni ko sa façon njàngale sa façon gis-gis sa façon xam-xam nekk na loo xamante ni ñun dañoo yéem ba nga xamante bu ñu sañoon suñu digganteeg yow gën a ratax gën a rafet loolu Maodo am na ko digganteem ak Tunisie xam nga mooy le 7 septembre 1913 am na journal bu tudd Al Sada journal boobu ñu ngi ko daan tiré Maroc moo njëkk a indi ab lettre wala ab document boo xam ne mu ngi jege ci Seydi Hadji Malick naar yi gis ko mbind ma ak leer ak rafet ga ak la ca nekk la mu ëmb ci wàllu grammaire ci wàllu xam-xam mu yéem leen ñu ni kii daal wax dëgg yàlla nangu nañu ni boroom xam-xam la te boobu relation am ak waa kër Cheikh Ahmed Tidiane ci Fès solo am na solo lool ndaxte bind nañ ko ay yoon bataaxal boo xamante ni dañoo xalaatoon pour jéem a yokk zawiye ba te bu ci nekk Maodo dina jël ci alalam jox leen ndax bon gis nga ni mu taxawoon ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax dëgg yàlla Tidiane yaa gi nangu na ko te dundal na ko bu baax a baax ci digganteem foofu ak Maroc bon gis nga ni diggante Tivaouane ak Maroc daate na depuis Seydi Hadji Malick ñu jóge ci loolu Tunisie xam nga entre 1914 ak 1915 gouverneur général William Ponty dafa ni Seydi Hadji Malick sa livre yi nga bind mu tolloon ci ñaar fukki livre ak juróom benn 26 mu ne ko dama bëggoon ñu muul ko ndaxte manuscrit bi dafay gaaw a yàqu nañ ko muul Maodo d'accord ci projet boobu ñu ngi ko defee Tunisie mu nekkoon ñaar fukki
manuscrit ci la Zaxab ca la bokkoon bi nga xamante ni 861 vers la ca la bokkoon ca muul yooyu bi ñu paree benn librairie wala benn imprimerie bu ñu wax Bel Hassan et frère ñoo ko muul bi liggéey ba pare ba yemb ñu indi war ko Sénégal keroog ba ko Maodo gisee mu rafetlu ko lool waaye yemul ca lool de da cee commandé 1000 exemplaires jënd ko ci xaalisu boppam may ko ay njobootam ak ay taalibeem bon nag gis ngeen ni Maodo ko fonkoon xam-xam la bu ñu wax tey jii naan kan moo njëkk a def impression ci Sénégal ci wàllu Coran dama naan ci lu wér lu kenn dul dindi Seydi Hadji Malick moo njëkk a jël ay livre daal di koy def impression amul feneen nag kooku lu wér la Maodo en 1914 1915 gannaaw ba nga xamante ni sàkkuwu ko waaye gouverneur général William Ponty moo sàkku pour ñu jël livre yooyu étudier ko Tunisie bon nag tey jii bu ñuy wax le domaine de l'édition Seydi Hadji Malick moo njëkk a édité te yemul ca loolu ba mu dikkee neel tubaab bi defal nii ak daf ciy jënd 1000 exemplaires maye ko bon nag kii moo fonk xam-xam kii moo fekk xam-xam kii moo xam nu ñuy sàkkoo xam-xam waaye nag bi ëpp solo yépp am na solo waaye dafa am loo xamante ni ñi bind ci Maodo yépp musuma gis ñu wax mooy diggante Seydi Hadji Malick ak Arabie Saoudite te loolu dafa am lu am solo document bii 1916 la dafa am benn rapport confidentiel numéro 1098 en date du 31 juillet 1916 gouverneur général par intérim Engoulevent dafa bind lieutenant gouverneur du Sénégal ni ko waa Màkka de du ñoo bëggoon a jokkoo ak waa Sénégal waaye xamuñu fu ñu teg seen tànk ci ku ñu mën a waxal ñu bëggoon nag ci ñi fi ne kenn koo xamante ni xam na diine xam na arab te mën na jokkoo ak ñoom pour ñu mën a di jokkoo parce que dafa am lu leen métti leen dal ci jamonoy première guerre mondiale boobu ndax Turquie yi dañoo attaqué woon Arabie Saoudite kooku ni ko man daal Seydi Hadji Malick laa fi gis mu ne ko moom moo doy gis ko comme ça buur Makka di correspondre ak moom ñu envoyé ko lettre bi document la boo xam te duñ ko def léegi en français waaye arabe la woon ñu envoyé ko proclamation la boo xamante ni waa Makka du ñuy won la leen dal proclamation boobu mi ngi daté le 25 Chaban 1334 de l'hégire mu tombé ak 27 juin 1916 dama ni gaa ñi nga xamante ni ñu jàng Maodo musuma gis ku ci musa wax lii te ci archive la nekk bi loolu amee Maodo jot lettre bi jot proclamation bi métti lu ko ndax la fa dal ndaxte lu dal ci Makka dal na ci umma bi yépp ñu toog ci ay jamono gouverneur général daal di bindaat beneen lettre mi ngi daté le 11 août 1916 muy télégramme boo xamante ni télégramme chiffré 702 mu ni léegi buur Makka day dafa ni woon comme léegi affaire yi xaw naa dal dafa bëggoon def benn conférence islamique xanaa mooy li ñu tuddee tey jii OCI ñi dafa bëggoon a dajale ñi dëkkee Alexandrie ulama yi fi gën a mag ñi dëkkee Maroc ñu dëkkee Tunisie ak ñaar ci Sénégal wala kenn ci Sénégal ñu ñëw daje foofu Alexandrie pour ñu def ab conférence waxtaane umma bi gouverneur général daal di proposé Maodo ni ko daal Seydi Hadji Malick la ñu nangu mu dem le 16 août 1916 administrateur Tivaouane jot ab télégramme wan ko ni ko dama bëgg pour Maodo dem waaye ci biir loolu mu am beneen télégramme boo xamante ni bi waaye dikkee ba wax ko Maodo xam nga yaakaar naa ni ku ni kaay dem Màkka ci jullit kaay dem Màkka même bu loolu sax jamonoy Màkka di jamonoy Umra nga mën a dem Umra ñu jox la per jëm
dugal la ci bateau teg la ci condition yi normal pour nga dem Maodo daal di gàntal ba mi ngi ci correspondance bii di télégramme nee naa la gaa yi bind ci Maodo yépp gisuma ko ci bu sa wax te lii télégramme bii ci la El Hadj Malick daal di tontu daal di El Hadj ci la ko commandant chef bi daal di bindal gouverneur di ko El Hadj Malick réellement souffrant ne peut pas pour l'instant entreprendre un voyage à la Mecque. s'est montré très sensible à votre proposition et m'a prié de vous transmettre respectueux remerciements. lii di Serigne Malick def yaakaar naa ne bu fekkoon bëgg a dem rek la bu fekkoon ne collaboration rek la bon yaakaar naa ne ku ko jox invitation bu mel nii mu dem ca waaye dafa gàntal bon nag wane ni sàkku woon dara ci tubaab yi jéemul woon nag laa mis ak ñoom pour dara wala pour am dara waaye Maodo lu ñorul lu ko ñorul ci wàllu diineem ci wàllu ngoram ci wàllu tarixam leneen ñoru ko bon nag loolu dafay loo xamante ne lu jar xam la nan la Maodo dundee ak tubaab yi bon nag il n'a jamais été un collaborateur boo xamante ne dafay wut dara seetu wut loolu dara ci ñoom loolu ci la Maodo nekke bon nag yaakaar naa ni dafay baax la ma waxoon sama xarit ba ni séntu asamaan de jarul buuxante waaye waxtaane ci Maodo ku ne xaj na ca nañ ci xajal ñëpp ndax xëy na di nga gis loo xamante ne keneen di nga xam lu keneen xamul woon waaye bu ñëpp booloo dajaloo mu indi njëriñ te nag Maodo di wax dëgg yàlla yàquñu daan na wax ni asgor yi dunde ñaxam daan na wax ni ñaan mu nag mu ngi commencé ci dunde lu lew ba nag ku ni taalibe Maodo la na nga xam ni dunde loolu rek am solo na nga xam te ni jëf dafay rafet da ngay jaamu sa borom gëm sa borom rafetal sa diggante ak say nawle rafetal sa diggante ak sa borom loolu yaakaar naa ni ci la Maodo dunde ba le 27 juin 1922 yàlla jële ko fi jëlin bu rafet ca muy talaata ca ba 14 heures jot bu ma neexee daal ni 14 heures ndax document ba ñuy bind ni ci Maodo 14 heures ca la génne àdduna maa ko gis loolu kenn mënu ko gis ci archive da ngay dem ba ca école Tivaouane ca la ñu tuddee monographie école ba directeur ba nga xam ne toile la woon ci atum 1922 moo bind ci mardi 27 juin 1922 à 14 heures le grand marabout Seydi Hadji Malick Sy s'est retourné vers son créateur moo tax sëñ Alioune Gueye woye ko ci woyam wu rëy woowu ba ker yi naaj wi ak ker gi di ràbbatli ko boobu la sëñ bi wàcc liggéey kii di Mamor Anta Mor Xujja Mamor daal di koy jébal borom Mamor Xujja si jox ko delloo ko borom ñu denc ko nag ci fii ci buntu zawiye bii mooy photo bii ngeen di gis bon nag tey jii bu jamono dikkee ba ngeen gis boo duggee ci biir zawiye fekk fa xabru Maodo waaye lu ñu dugaloon ca zawiye ba ñu ngi ko dugaloon ci biti zawiye bi màgg fekk ko bon nag loolu aussi lu jar a leeral la photo bii mooy zawiye ba Maodo ñu defoon ko ci pegg bi ci seng yii ba jamono dox nag ba ñu war a defaraat ci la ñu dugalaat loolu ci biir foofu la Cheikh al Xawmi doomam yu baax ja foofu lañ ko boole. bon nag mbokki téléspectateurs yi lii pàcc la woon ci dunduk Maodo ak taxawaayu Maodo ci biir Tivaouane mu mel ne lii lépp nag dama ko tënk ci livre boo xamante ni fas yéene naa ko génne ndaxte xam-xam baax na waaye xam-xam danga koy wesaare te yàlla bu ñu mayee incha allah livre bii ma tuddee Tivaouane sanctuaire de la Tidjaniya day loo xamante ni sama xam-xam la sama xalaat la ay ati ngi maa ngi koy seetlu di ko bind keroog ba nga xamante ni def naa ci lu bëri sëñ Pape Malick Sy yàlla yokk yërmandeem ba ma ko waxee dani ma atumaan loo ne dinaa ca ne ndax xam naa bu baax sa tënku ak li ngay liggéey pour xadara bi di ko liggéey ci kër gi di ko liggéey ci Sénégal man sa bopp dinaa nangu def préface
lii nag Pape Babacar Sy moom soxna Umu Xayri Sy di jarbaatu Pape Malick Sy fekk na wax jaar ndaxte ba mu ko nangolee yàlla dafa def amul ay semaine amul ay fan ca la ko yàlla jëlee muy jur waaye xalaatam la woon moo tax lii incha allah bu ma yàlla mayee kattan may ma wér ak ndimbal incha allah li ma wax fii lépp tënk naa ko ci ni boobu mu tuddee ko Tivaouane sanctuaire de la Tijaniya il faut que nit ñi xam bu baax lan mooy solo sa Tivaouane ci biir réew mi maa ngi leen di baalu àq di leen ñaanal di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal xalifa bi di ko ñaanal képp ku dukkee réew mi yàlla na yàlla defal tawféex yàlla na yàlla defal sutura yàlla na defal Sénégal di nekkum dëkkub jàmm mag ñi ni fi liggéeyoon yàlla nañu ko barkeloo mu nekk suñu ngor ak suñu diine jërëjëf maa ngi leen ñaan di bal ak di leen jox ndaje beneen yoon ci beneen émission nit ak jëfam. bëkkëreeg dara maan aram loo kumba caam faawaat du faar ma joom ñi mees